xarit yi ñu seetaan ñu leen di jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen Buzz Télé Mauritanie si jotaay yu ñuy seq ak yéen saa su ne tey nag ma am mbégte ak contentement di fi dalal chef Abdou Thiam nag macha allah ànd bi ak seen télévision yàgg na macha allah mu yàgg fee ñëw di ñu baaxee ay togg yu baax yoo xam te ni dañ ko mën a togg suñu biir kër yi njaboot yëpp daal ci am seen mbégte tey nag ñu ñëw ak moom ci beneen anam maanaam waxtaane li nga xamante ne nii moom la ñuy dugal suñu biir yi sell gi mu war a sell naka lañ ko war a tànnee naka lañ ko war a mën a dencee ba naka lañ ko mën a dugalee suñu biir yi te duñ ci am benn gàllankoor waaye nag day baax rek moom chef Thiam ñu daal di leen koy présenté naam sax du fi gan moom nag chef Thiam moom ku ne xam na ni dafa xarañ jëm ci wàllum togg rawatina ak li nga xamante ni moom mooy sellaayu lu ñuy lekk maanaam di l'hygiène alimentaire moom nag mu bokk ci ñi nga xamante ne nii suñu muraabitu ni bu ñuy waree jongante day bokk ci ñi leen di saytu li ñu war a lekk ak naka lañ ko war a lekkee ak yan waxtu lañ ko war a lekkee loolu yëpp mu nekk loo xamante ni daf koy jàppale lii di suñu équipe nationale en même temps tamit hôtelier ak restaurant yi bu ñu soxlawee ku leen xelal wala ku leen teg ci yoon moom tamit day yëngatu ci wàllum loolu ba pare di tàggat tamit ndaw yi nga xamante ni xëy na bëgg nañu dugg ci li nga xam ne mooy moo di wàllu hôtel ak restaurant te amuñu xëy na amaana fu ñu mën a tàggatoo moom mu nekk di leen di tàggat ma bàyyi ko nag mu daal di nuyoo ak yéen laataa ñëw suñu waxtaan chef Thiam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna Minel ñu ngi dellu siwaat di la nuyu di la gërëm. di la sant bu baax nag ci invitation bi. kër gi moom mën naa ni suñu kër la. dëgg la voilà donc di profiter rek di nuyu suñu président. le président de la fédération Ahmed Yahya. mu nekk juste une personne exceptionnelle. voilà donc yàlla def na xëy na peut-être ñu ngi ànd ak ñoom ci wàllum sécurité alimentaire beeg yooyu et tout. di ñaan yàlla na ko yàlla yàggal. di nuyu képp koo xamante ni yëpp amal nañu ko njukkal. exactement nit ku baax la. nit ku baax la. et puis ak ñëpp ñu nekk ci ginnaawam aussi ñu ngi profité di leen nuyu. donc di gërëm aussi waa télévision bi wax dëgg yàlla ci yaatal bi ak accueil bu rafet bi nga xamante ni saa yu ñëwee rek fekk ko fi. macha allah ñu ngi leen ciy gërëm bu baax. di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di ñaan yàlla lii ñu fi waxtaane tey yàlla na jur njariñ. dëgg la chef Thiam ñu lay gërëm bu baax a baax. gis nañ ni hygiène alimentaire moom lu am importance la ci dundu nit ñi. tout à fait. mais gis nañu at yi ñu génn sax def ci ëppati solo. exactement bi nga xamante ne nii am na feebar bu ñëw ci àdduna bi. ñu koy wax Covid 19. exactement te ku ne xam na ni Covid 19 moom pour nga muccoon ci balaa ñuy am vaccin. dara nekkul muccukaay bi du hygiène. exactement. hygiène ci li ngay lekk hygiène ci li ngay naan hygiène ci li ngay dindeek nit ñi. ma bëgg nga wax ma rek bu doon danga may tënkal. lii di hygiène alimentaire. lan nga ma koy tënkalee. waaw en fait ñu ngi lay gërëm ci question bi am na solo en fait ni ñuy mën a tënkee hygiène pour nit ñi mën koo dégg. xam nga dafa am lu ñuy tuddee agroalimentaire. et pour ñu mën a pratiquer pour une bonne pratique. dans l'agroalimentaire. agroalimentaire mooy lan. lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum lekk. pour ñu mën ko pratiquer dafay aajowoo hygiène mu nekk loo xamante ni day nekk lu fondamental. hygiène nag ni ñu la ko mën a firilee. mooy lépp loo xamante ni ay règles la ak ay pratiques. yoo xamante ni yu relatif nag. pour une bonne conservation de notre santé. loolu moom mooy hygiène ay règles la ak ay pratiques. léegi nag mu am solo. mën naa koo firee set wala ba tey moo gën a yaatu set. mën nga ni set mën nga ni propreté. waaye boo koy firee l'hygiène en fait c'est l'ensemble des règles. et des pratiques qui sont relatives pour la bonne conservation de notre santé. ñu ngi jégalu ci français bi. waaye pour nit ñi mën ko gën a dégg. donc loolu moom mooy firi hygiène. dafa laa mën nag ay pàcc yu bëree bëri nag xëy na peut-être ñu ngi xaar ci questions yi. pour mën koo leeral. donc buñ ne hygiène boobu. ay pàcc yu bari la. pàcc bu njëkk bi nan lay doon. waaw déjà xam nga hygiène. dafa am lu ñuy tuddee hygiène corporelle. hygiène vestimentaire. ak hygiène environnementale. ci olof. hygiène corporelle mooy nga set ci sa yaram.
maanaam sangook raxasook ñoomin seen. xam nga damay faral di wax nee naa leen gis nga boo ñëwee ci terrain war a football dafay aajowoo ñu ni diw dafa apte bi mu apte moo koy war a mën a permettre mu dugg ci terrain bi football waaye gis nga ki nga xamante ni dafa war a dugg ci biir cuisine am pour togg moom it dafa war a apte pour mu apte nag dafa war a set ci fànn yi ma la wax nii. bu njëkk bi mooy ci yaramam. ci yaramam dafa war a set ci yaramam sangu ba set waaye ay loxoom dafa war a sell ci raxas boo xamante ni bu jaar yoon ndax raxas loxo dafa am ay méthodes yi ñuy raxasee loxo méthodes yooyu nag nga xam ko dafay am solo ginnaaw bi nga demee ba raxas sa loxo ba nga xamante ni yow set nga ci sa bopp bërëb bi nga xamante ni fa ngay togge muy hygiène environnementale dafa war a set mooy hygiène environnementale hygiène vestimentaire vestimentaire c'est-à-dire que li nga xamante ni moom ngay sol pour togg mooy dafa war a set ndax léeg-léeg nga gis cuisinier sa tenue bi ni mu weexee nii. exactement léeg-léeg nga gis boo xam ne moom bosom day xàll ba daanaka jaune. exactement te loolu noonu dafa bokk ci li gën a dangereux ci nit ki nga xamante ni moom mooy togg di joxe parce que kii togg di joxe mën nañ ni médecin la moom moo yor wér-gu-yaramu ki nga xamante ni moom lay jox lekk bi parce que gaaw na lool ki nga xamante ni mooy lekk mu am intoxication alimentaire te lii waral intoxication alimentaire du lenn lu dul ñàkk a set nit ki bu nga xamee li nga xamante ni moom lay war a togg fi nga xamante ni fa la koy réceptionné fi muy jëndee li muy togg ak fi mu koy réceptionné ak fi mu koy dencee maanaam avant mu koy denc war na ko traité denc ko maanaam conservation bi ba ni mu koy utiliser ba ni ñu koy consommer yooyu yëpp dafa war a ànd ak set moom moo tax boo demee ci hôtel yi dafa am benn méthode bu ñuy tuddee la méthode HACCP terme la buy ci anglais buy firi Hazard Analysis Critical Control Point maanaam c'est le contrôle automatique des points critiques de l'hygiène la traçabilité li lay wan ni sécurité alimentaire dafa am solo gis nga NASA muy la société américaine bu njëkk les astronautes bi ñu doon dem ci dans l'espace dañ daan dem il faut que ñu yóbbu alimentation parce que dañuy soxla lu ñu lekk waaye amuñu woon sécurité alimentaire ci lañ la NASA demandé nag à ce que ñu inventé méthode boobu muy méthode HACCP moom mooy taxaw ci wàllum traçabilité li ngay togg li nga jënd muy la matière première bi nga ko jëndee ni nga koy dencee ak ni nga koy traité ba ni nga koy toggee ba ni nga koy consommé loolu lépp mu ànd ak set am na solo goo xamante ni da ngay gis ñoo xamante ni tey ñu ngi dem ci ay resto wala seen biir kër sax di lekk am ay problème intoxication ñàkk sellu li ñuy togg moom moo koy waral dafa am solo nag ñu fonk sellaayu li nga xamante ni moom la ñuy consommer ñëw nga ci li nga xam ne ni moom moo di set ci sa yaram set ci sa yére set fi ngay toggee wax nga ko mais bëggoon naa nga gën ci taxaw set fi ngay toggee ndax ku xam cuisine professionnelle par exemple hôtel wala restaurant xam ne dañuy par exemple liggéey ci kaw ay planche exactement mais des fois planche yooyu noonu couleur ba day changer exactement des fois tamit planche boobu dina dagg ba def ay pax te terewul ba tey exactement ñu ngi koy utiliser te yaakaar naa loolu yëpp dafay dugg ci environnement bi exactement des fois tamit gaz bi weexoon gaz ba dafay ñuul léeg-léeg tamit cin yi dañuy ñuul ba dara dëgg la des fois sax ñu naan restaurant yi boo duggoon xëy na wala hôtel yi xëy na seen waañ yi xëy na doo lekk sax exactement liñ lay jox te yow da ngay gis rek plat bu ñu décoré ba mu rafet ñëw ci yow mais la ca ginnaaw doo ko gis ma bëgg nag nga taxawal ma ci bu baax ci hygiène environnementale boobu noonu. d'accord xam nga en fait li nga wax lu am solo la xam nga set dañ koy planifier gis nga am na cuisine yoo xamante ne tey soo fa duggoon buñ doon respecté tey norme dañ leen war a tëj xam nga da nga commencé léegi nga wax lu jëm ci planche yi nga xamante ne moom la ñu utiliser pour di découper li gën de préférence
mooy que ni war nga am de différents types de planches. war nga am bleu, war nga am weex, war nga am rouge, war nga am jaune, war nga am blanche. bu ci nekk nag ak la nga xamante ni moom nga koy jëfandikoo. tey boo ñëwee ci hôtel. dañuy sàmmanteeg normes yooyu. pour respecter les mesures d'hygiène. parce que planche bu bleu bi ñu ngi fay utiliser lépp lu jëm ci fruits de mer muy poisson ak ñoomin seen. planche bu rouge. lépp luy viande rouge boo xamante ni c'est cru bu ñu toggagul moom lañ koy utiliser. kazalika donc bu ci nekk rek dafa am loo xamante ni moom lañ koy utiliser léegi nag dafa am loo xamante ni lu am solo boo ñëwee ci cuisine le matin. la première chose bi nga xamante ni moom nga war a def. moom mooy que ni da nga war a raxas say loxo ba set. avant ngay jëfandikoo benn produit mooy li ma doon wax sànq ba nga sentir ni yow apte nga pour jëfandikoo ak produit yi. lu jiitu loolu lépp loo xamante ni dafa nekk sa biir frigo ngeen génn ko. génn bi ngay génne les produits yi nga xamante dafa nekk ci biir frigo bi moo lay mën a permettre nga xam li baax ak li bon. parce que mën nga taal sa frigo ci guddi gi mu am problème. nga ñëw le lendemain bàyyiwoo ci xel nga commencé utiliser ces produits yooyu ngi utiliser fekk dafa am contamination. te yëguloo ko. léegi nga utiliser ko mu indil la ay feebar. muy intoxication alimentaire. donc dafa am lu ñuy tuddee loo xamante ni le rapport entre le temps et la température à chaque fois boo ñëwee le matin la première chose xoolal sa frigo. donc pour loolu dañuy dugg ci les conservation des produits. xam dafa am lu ñuy tuddee le diagramme de température. ces produits bu ñëwee tey traité nga ko boo ko traité ba pare da nga ko war a denc da nga ko war a conserver. nan nga koy conserver mu nekk lu am solo dafa am lu ñuy tuddee congélateur. am lu ñuy tuddee frigo. te bu ci nekk dafa am benn temps boo xamante ni bu température boo xam moom lay laaj ci li ngay conserver ci biir frigo boobu wala ci biir congélateur boobu. mais malheureusement en fait. yooyu noonu duñ koy respecter. te je pense que lu am solo la lu ñu war respecter en tout cas li ma la mën a wax mooy que ni xëy na peut-être dinañ ci dugg gën ko approfondir. mais cuisine moom muy hygiène environnementale war na setaay boo xamante ni yow su wàll bopp boo duggee ci biir di liggéey war nga nekk à l'aise. te képp koo xamante ni dugg na fa bu fa duggee dina fa fekk loo xamante ni dina dalal xelam. gis nañ tamit mbóot yi ak weñ yi. ci biir waañ bi. yow en tant que un professionnel ban conseil nga mën a jox parce que boo ñëwee ci kër yi tamit jigéen ñi. mbóot yi ci kër yi. ci biir waañ bi. sonal nañ am na ñoo xamante ni dem nañu xëy na sax ba mënuñoo teqalikoo mbóot. weñ yi tamit ci biir waañ yi. sonal na. jigéen ñuy togg ci biir kër yi. exactement boo ñëwee ci restaurant yeeg hôtel yi tamit xam naa ni kazalika noonu la. yan astuce nga mën a joxe. ay tegtal. pour que nit ki. mu mën a fagaru ba këram du am mbóot waañam du am mbóot ndax waañ yi ku ne xam ne mbóot yi fa la ñuy commencé. wala tamit bu sa kër waañ amee mbóot naka nga mën a def yow ba mbóot yooyu abal la. déjà li ngay éviter mooy. lii indi mbóot yi loolu ngay njëkk a éviter. benn li ci njëkk mooy rigole bu nekk sa kër war nga koy traiter. parce que c'est des vecteurs de cafard. ñaareel bi aussi éviter di déballer ay caisse sa biir cuisine. bépp produit boo xam ne dafa ñëw nekk ci caisse il est formellement interdit nga koy déballer ci biir cuisine bi. da nga war a déballer ci biti parce que carton yi c'est des vecteurs de cafard. bokk na ci liy indi cafard ci cuisine mais xëj na doo ci bàyyi xel. dëgg la ñu bari. ndeysaan loolu leen indi mbóot seen kër. exactement dem marché jënd fa ñu defal la ko ci keesu marché. ñu indi ko sa kër. tout à fait bokk na ci liy indi mbóot. mais ñu bari duñ ci bàyyi xel. moo tax kenn du déballer ci biir cuisine. ñetteel bi aussi war ngay def un traitement au quotidien. nit ñi dañuy négliger en fait loo xamante ni lu am solo. mën nañ traiter tey ay mbóot tey am nañ ko ñu traiter ko. mais mën nañ toogaat une année yoo xamante ni dootuñu ko traiter. te aussi waroo xaar ba am mbóot doo ko traiter. traiter mbóot dëgg la. fagaru. moo gën faju. kon war ngay traiter avant li nga xamante ni mën na la indil loraange avant nga koy gis. te booy jëfandikoo ak lii ñu la wax nii tegtal li la wax nii. mën nga mucc sax ci gis mbóot.
léegi nag bu dee nag yàlla def na nag ay mbóotang fa war nga fexe rapidement nga def un traitement des locaux ba mu wóor na ni yow tàggoo nga ak mbóot parce que dañoo nekk ay insectes yoo xamante ni yu dangereux donc nit ku nekk war nga ko éviter donc je pense que li gën am solo mooy nga éviter li indi mbóot d'abord mooy tegtal yi ma la jox waaye su bu dee ay am na ay mbóot it nga fexe waaye rapidement nga bañ ko négliger nga traité ko pour ñu jóge fi macha allah mu mel ne am na solo week-end yi bu ñuy dem des fois suñu kër yaay yi wala suñu kër goro yi dafa yendu ñu war a mën a pomper suñu kër yi exactement tëj leen dem même boo amul sax mbóot exactement parce que léegi sax Nouakchott lépp a fi am mbóot ak matt ak moom fait, macha allah te nit ñi dañuy dem di ñëw doo xam ku la koy indil exactement yaakaar naa li gën a am importance ak mooy bañ a parce que ñëppay dem marché tout à fait ñëppay dem marché am ku di dem marché booy ñëw macha allah indi sa ay kees indi sa ay saaku exactement donc li gën rek mooy boo amee diggu kër daal nga sotti ko ca diggu kër ga exactement di ko roñ même boo ko roñ ci sa bool di ko dugal ci sa waañ moo jaadu waaw man personnellement dama mës a teg kees sama waañ mbóot génn rek ma daw mu ko jeex na mu ko gis boobu ba tey dootuma dugal kees bu jógee marché exactement c'est des vecteurs de cafard waaw sama kër donc loolu moom mooy li nga xamante ne nii war nañ cee bàyyi xel ndax mbóot yi nag sonal na ñu bari am na ñoo xam ne mbóot du leen sonal ba ñoom jàpp nañu kër yëpp am mbóot benn waaye mu sama wax amul kër gu amul mbóot ma ne ko loolu day na waar de ma noonu amul kër gu amul mbóot ma ne ko ma ne ko si am na ay kër yu amul nag mbóot exactement jafe na metti na mais tamit fagaru rek moom lay exactement exactement léegi ñu jógee ci ñëw marché bi indi say course léegi sa frigo dina am gâteau dina am yàpp dina am jën dina am xale yi xëy na lekk seen benn lekk deexul ñu bàyyi ko fa si biir frigo bi donc nga jële yow say légumes marché def ne man rek ñëw rek jël yëpp rek dugalandoo yooyu yëpp nekk ci biir frigo yooyu yan danger la mën a indi c'est des risques ak naka lañ ko war a mën a defee ci anam bu sell exactement c'est des risques il y a des risques de contamination en fait kenn du mélanger jën yàpp ak poulet dans un même frigo c'est vrai que en fait situation yi du benn xëy na tey mën nga ñëw ci kër goo xamante ne pas congélation mais frigo congélation bi mën na nekk non même bu dee congélation de préférence il faut les séparer il y a moins de risques sur des congélations là parce qu'une fois que le produit est congelé foofu les bactéries en fait ne se développent plus il n'y a pas de développement de bactéries donc il y a moins de risques mais quand même dans les frigos il y a beaucoup plus de risques donc ce qu'il faut éviter c'est de les mélanger ensemble donc da ngay góorgóorlu bu dee yàlla dimbal na mën nga leen mélanger ensemble parce que comme li ma doon bëgg wax situation yi du benn am nañu kër ñu wax kër yoo xamante ne benn frigo lañ am donc c'est un peu compliqué mais ñoom ci benn frigo boobu nañ fexe ba séparer leen tiroiru yàpp tiroiru jën exactement ñu bañ li nga xamante ni mooy plasma bi le sang bi nga xam moom mooy génn ci yàpp bi bañ a dem yegg ci poisson bi wala mu bañ a dem yegg ci poulet bi yooyu noonu moom mooy indi ay contamination parce que dafa am ay microbes yoo xamante ni yu dangereux yoo xamante ni dañuy dund ci yooyu te li gën a nag indi contamination moom mooy comme li ma la doon wax sànq ces produits ñëw nga commencé di ko utiliser sans pour autant se désinfecter les mains mooy li ma doon wax sànq d'où l'importance de se laver les mains parce que soo raxasul say loxo yow say loxo déjà xëy na peut-être am na yeneen microbes yoo xamante ni contaminé nañ ko tu as été contaminé par d'autres microbes yow am na microbes yoo xamante ni aussi ñu ngi dund ak yow yoo xamante ni qui sont très dangereux mais qui peuvent être bien pour vous su dee dañoo nekk ci yow parce que foofu buñ génnee dañuy dangereux léegi nag après tu vas créer ce qu'on appelle une mutation léegi ñoom dañuy muté wu léegi bu ñu ñëwee nag léegi nag ci produit boobu fekk ak bactéries ya fa nekkoon yooyu yëpp te la multiplication des bactéries en fait se font de façon très rapide parce que ils se multiplient en se divisant par 2 donc il faut nga ku nekk góorgóorlu ci loolu conservation des produits dafa am solo et puis ci fourchette de température bi nga leen di congeler aussi denc ci frigo bi aussi dafa am solo parce que tey boo ñëwee jël sa frigo nga xool température bi mu ngi nekk 30 degrés nga ñëw dugal fa say produits yaa ngi leen di conserver yaa ngi lor sa bopp parce que jaune boobu entre 10 degrés ba 63 degrés c'est la jaune dangereuse kenn du ci denc ay produits frigo boo fekk mu am ay produits la température mu
yéeg ba 60 degrés wala ba 30 degrés wala ba 25 ci fourchette de température boobu noonu xamal ni yaa ngi courir ay risques. Donc il faut que sa température nekk de 0 à 10. D'accord. Voilà, mais au-delà de ça il y a des risques. ñaata temps la ñu mën a denc dara ci frigo partie seddal bi rek ñaata temps. waaw léegi mu ngi dépendre ci produit bi ngay denc ci biir. D'accord bu dee lekk bu ñu lekk desetu lekk par exemple man damaa bëgg denc desetu lekk par exemple foofu bu desee guddi ma denc ko des fois mu xëy suba yàkkamti liggéey aw ma temps lekk ko. xam nga ma wàcc fekk añ nañu xam nga reeraat nañu xëy na ma bëgg ko bàyyiwaat ba suba tàngal ko. wala ñaata temps laa ko fu mën a conserver. waaw déjà li ma lay njëkk a wax ci loolu mooy que ni booy denc produit ci biir frigo. fexeel nga daté ko. ñu bari dañ koy négliger nag. mais dafa am importance. dëgg la produit boo dugal sa frigo rek fexeel nga jël sa benn papier nga bind date bi nga teg ko ci kawam. date bi moom moo lay yow dimbali boo fàttee kenn nga ko ci defoon moom dina la fàttali kañ nga ma defoon ci produit ci frigo bi. te y a ce qu'on appelle les DLC. la date limite de consommation. produit bu nekk dafa am date limite de consommation. léegi nag produit bi nga xamante ne dañ ko togg ak bi ñu toggul bokkul. seen durée de vie dafay wute. sauce bi nga xam ne da nga ko utiliser tey nga denc ko ci frigo bi. foofu noonu rapidement moom mën na contaminé wu. parce que c'est un produit fini buñ togg la ba pare. donc mën nga ko dugal ci frigo bi si la température est bonne. pour 24 heures pour nga consommer ko. mais au-delà de 24 heures. da nga koy génne. soo ko mënul consommer léegi. essayel nga xool neen noo def. mais évite de nga consommer produit boobu noonu. D'accord. mais li gën l'idéal mooy que ni nga congeler ko. parce que boo ko congeler l'avantage mooy boo congeler produit dootul am développement de bactéries. mais soo ko defee frigo les microbes se développent. su dee nag ci température boobu xëy na il se développe de façon ralentie. mais bu dee ci température bële il se développe de façon très rapide. léegi est-ce que mën naa ko fa denc benn 24 heures. ma xam ne man lekkuma ko mbañ mu yàqu ma congeler ko wala dama ko war a congeler juste automatiquement bi nga xam ne desal naa lekk bi rek ma congeler ko. xam nga les techniques de conservation soo amee benn produit boo xamante ni utiliser woo ko tey. et c'est un produit fini. da nga koy jël rapidement nga filmer ko nga congeler ko. c'est l'idéal. Ce qu'il faut éviter nga bàyyi benn produit dans un frigo. plus de 24 heures nga jël ko bëgg ko def congélateur. Congélateur, d'accord. C'est tout ce qu'il faut éviter. Il faut aussi éviter nga jël benn produit au congélateur. nga dégifrer ko. après nga jëlaat ko dugalaat ko congélateur. D'accord waaw loolu dañ koy dégg souvent. Exactement. il faut l'éviter boo déchiffrer da ngay éviter waat dugalaat. tout à congélateur. fait exactement. léegi est-ce que mën nañu dugal ay légumes ci frigo te fekk raxasuñu ko. non en fait amul benn produit boo war a denc biir frigo. te traité woo ko. il faut que nga raxas ko ba mu set avec de l'eau javelisée boo paree ci loolu nga ranger ko dans des bacs yu set aussi yu propre nga filmer ko nga dugal ko sa biir frigo. est-ce que duñu ragal ne ñun bu ñu ko raxasee pare denc ko raxas bi day tax denc bi gaaw a yàqu. déedéet. loolu la sama classe gi ko waxaat 15 jours la ñuy dugg dañuy jël 15 jours bëgg ndugg bi nekk au frais au frigo 15 jours léegi bu ñu ko indee dañ koy ñaane sax raxas yaakaar ni boo ko raxasee sax. raxas boobu day tax denc bi am lu ci gaaw a non loin de là. mais déjà yéen a ngi jënd ay produits congelés ay produits surgelés. mais pourquoi pas ngeen defaral seen bopp ay produits surgelés. ci nag waaw frites surgelées waaw ndax yàlla. mais ngeen defaral ko seen bopp. tu as des carottes. tu as des courgettes. yooyu ngay dem jënd ci dans les épiceries mais c'est des produits industrialisés. nga dem fekk fa ay marche-douane ñu bari bëgguñu ko parce que c'est des produits industrialisés. mais alors que yow tu as des produits frais. jëlal say carottes nga épicer ko. jëlal say courgettes et tout. nga togg ko def en fait da nga koy blanchir. blanchir mooy nga jël ko nga def ko ci ndox mu tàng. mais jotul nga koy togg ba mu ñor. nga génn ko nga def ko ci ndox mu sedd. pour nga arrêter cuisson bi déjà. nga refroidir ko boo paree nga jël ko nga ay portionné ko. nga portionné ko yow ni nga ko bëggee. selon grammage bi nga bëgg nga portionné ko nga jël ko dugal leen congélateur. mais tu as des légumes surgelés. d'accord et la base c'est des légumes frais. waaw léegi yaa fa tudd surgelé. ñu bari dañuy jënd frites surgelées yi parce que c'est croustillant moom boo ko saafee. moom day kujumi. exactement. te xëy na suñu pomme de terre yi am na boo xam ne ni day lappax. am na boo xam ne ni mooy loolu.
donc naka laa mën a arrivé man am ay frites sama kër yoo xamante ne nii dafay croustillant mën naa ko defaral sama xanaa nag bon la qualité de pomme de terre aussi elle est très importante. da ciy joué kon da ciy joué déjà qualité pomme de terre daf ciy joué am na ay qualité am na qualité boo xamante ne day absorber même diwlin donc qualité bi daf ciy joué mais au moins pour nga jege lu croustillant da ngay jël pomme de terre yi nga dagg say frites ba pare nga blanchir ko baxal da nga koy blanchir mën nga ko baxal mën nga blanchir à l'huile mën nga blanchir à l'eau waaw d'accord mais soo ko blanchiree ba pare nga jël ko nga bàyyi mu sedd nga portionné ko nga congelé ko mais tu as des frites surgelées d'accord et une fois que nga bëgg léegi yow am ay frites yu croustillant da ngay tàngal sa diwlin ba mu tàng nga def say diwlin nga def say frites et tout de suite tu vas avoir après des frites croustillant léegi frites yi bu ma koy def dama koy bàyyi ba mu dama koy décongelé wala dama ko génnee ci congélateur bi rek noonu laa koy suubee si diwlin bu tàng bi du yàq dara en fait mais l'idéal mooy nga bàyyi ko mu dégifrer tout seul da nga koy bàyyi mu dégifrer ba glace bi wàcc nga doog ko saaf mais même boo ko jëlee noonu directement nga saaf ko def ko ci diwlin bi du yàq dara mais sa diwlin day gaaw a yàqu conservation bi ngay am si diwlin bi yàggaay bi moom du yàgg voilà parce que ndox mi moom moo tax quoi donc dafay def benn effet d'accord donc ñu ñëw si diwlin chef diwlin ñu koy jàpp saaf diwlin saaf pomme de terre xam nga après mun na si saaf jën wala saaf si ginaar donc diwlin benn diwlin est-ce que mën nañ si saaf lu bari ñu may signalé ne 5 minutes moo des xaw ma naka lañ koy ndax question yi des yi bari na trop est-ce que benn diwlin bi mën nañ si saaf ginaar saaf si jën saaf si frite damay si buruxlaale beneen question aussi comme que waxtu bi tënk nañu est-ce que mën nañ lekkandoo yàpp ak ginaar ak jën du def dara comme ni ngay ñëwee buffet nga jël yàpp tuuti jël loolu noonu est-ce que amul lu muy def si sa biir wala sama classe bi nga xam ne ni man damay togg suppu kànja def si yeel def si fruits de mer yi def ci jën yi ak yooyu waaw nga tontuwaale si ñaari question yooyu non du tout déjà diwlin mën na am utilisation multiple il y a pas de problème mais seulement en fait boo saafee léegi poisson jël léegi viande nga saaf ko ci donc goût poisson yi mën na dem après si goût viande bi quoi donc mën nga sentir goût poisson bi si sa viande donc peut-être mën nga éviter loolu en fait mën nga jël tout ce qui est fruits de mer nga jël ko pour benn diwlin et tout ce qui est viande rouge viande blanche mën nga ko jël après pour benn diwlin boobu aussi mën nga si utiliser en même temps boobu ngay saaf frite donc mën na nekk utilisation multiple mais li ngay éviter rek mooy mu nekk benn produit boo xamante ni en fait goûtam mën na dem ci beneen produit bi te poisson dafa fort sama suppu kànja mondial bi may togg nag man def ci crevettes yi exactement déjà booy préparer paella xam nga moom y a un peu de tout ma ngoog y a un peu de tout non mais paella mooy suppu kànja tubaab daal waaw mais c'est ça mais en fait loolu amul problème mën nga jël léegi lekk léegi poisson boo paree lekk léegi poulet boo paree lekk viande mu ngi dépendre ci li nga mën a voilà ci na yàqul dara daal na yàqul dara kon daal bi fa chef bi may dem di jël fii tuuti non ça fait rien yàqul dara ça fait rien xëy na tout excès est nuisible nag quoi bon foofu la lay kiiwalee mais boo jëlee fii portion bu ndaw nga lekk li nga mën a lekk nga lekk ko parce que limiter lekk aussi dafa am solo léegi nga dem jël ci li nga mën a lekk ci viande nga lekk ko li nga mën a lekk ci poulet nga lekk ko kooku du la def dara mais nag soo lekkee loo xamante ni dafa ëpp loolu ëppaay bi moom mooy lay porter préjudice mais du le fait que nga lekk poisson lekk poulet lekk viande d'accord exactement loolu mu nekk lu am solo xam naa waroon ñoo ñëw si mode de cuisson yi exactement waaw temps bi xoj nañu mais boo ci mënee ñëw rapidement en fait mode de cuisson yi moom xëy na peut-être moom laa doon fan yi dama am benn ay recrutement yu ma doon def je posais des questions à chaque fois ñi ma posé question fa ñu daanu foofu en fait parce que les gens disent mode de cuisson et boo leen waxee luy mode de cuisson ñu ne non à point bien cuit saignant et bleu alors que ce ne sont pas des modes de cuisson les modes de cuisson je pense que mas naa ko fi wax les modes de cuisson en fait 4 la mooy la cuisson par concentration la cuisson par expansion la cuisson par sous vide et la cuisson mixte c'est les 4 modes de cuisson mais léegi ñu tuddee saignant à point duñ ay modes de cuisson mais c'est des stades de cuisson boo demee ci restaurant tey jii ñu ni la mode de cuisson mën nga corriger serveur bi nekk non on dit pas mode de cuisson mais on dit stade de cuisson ou bien degré de cuisson c'est les appointes de cuisson mais mode de cuisson nag mooy concentration bi mooy si ñu togg suñu kër yi
la cuisson par concentration mooy cuisson bi nga xamante ne da nga koy def pour concentrer les apports nutritifs dans la pièce à cuire. ban façon lañ koy ban façon nga mën a toggee pour nga am loolu. grillé par exemple. boo lakkee. boo lakkee def nga concentration. four. boo rossee def nga concentration. aussi concentration le four. boo defee four aussi def nga concentration. d'accord tant que defoo ndox. yaa ngi ci concentration. léegi boo ñu liggéey yaa ngi ci expansion. maanaam mu génn ci aliment bi dugg ci ndox bi. exactement. d'accord boo ñu liggéey rek yaa ngi ci expansion. maintenant le mélange des deux font mix. maanaam sooy togg yaasa léegi. booy togg yaasa yow. mix laay def yaa ngi ci mix. ndax damay rakk sama ginaar yi ba mu. exactement tu as commencé par concentration. après ma dugg ko ci sauce bi pour. expansion pour nga am mix. d'accord léegi nag quatrième bi mooy la cuisson par sous vide. Cuisson par sous vide, la pièce à cuire n'a pas de contact direct avec le liquide. maanaam bain marin par exemple. da nga koy filmer. waaw li ngay togg da nga koy filmer maanaam nga jël sa poulet entier mariner ko ba mu baax. nga filmer ko. nga daal di koy jël dugal ko ci ndox mi di ko togg. xam nga poulet bi laalul ndox mi. d'accord mbuus mi nekk ci diggante bi. mooy la cuisson par sous vide. d'accord wala bain marin li ñuy wax dafa mooy wax bain marin wala. bain marin mën na nekk bain marin mooy nga jël sa ndox. teg muy tàng. nga jël benn casserole maanaam bëgg a fondre beurre nga jëlaat tegaat ci kawam. loolu mooy bain marin en fait. d'accord léegi la ngay tàggatoo suñu waxtu jeex. bon di la gërëm. et puis di kontaan loolu nag franchement ci invitation bi. di ñaan yàlla aussi liñ fi wax yëpp yàlla na jur njariñ ci ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu. xëy na émission bi gàtt na. mais voilà donc xëy na beneen yoon dinañ gën a yaatal incha allahu taala. maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu sun njaboot di nuyu sun ay soxna ak ñoom ñëpp. di leen ñaanal yàlla ku ci nekk ca la nga nekk rek yàlla na la si jàppale yàlla jàppale. encore une fois di ñaanal aussi Mauritanie yàlla fi yàlla def jàmm. amiin ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Chef Abdou Thiam nekk ki nga xam te ni moom la ñu dénk suñu murabitu ni macha allah tubarkalla lu ñuy lekk mu ciy nekk di ci def liggéey bu am solo nekk tamit benn formateur ci wàllum togg ak wàllum set ak lépp loo xam ne dafay dugg ci biir ñu koy jaajëfal bu baax émission bi moom macha allah njëriñ lu bari génn na ci rawatina ak pour ñun ñi jigéen ñi waaye tamit képp koo xam te ni rek yaa ngi liggéey jël togg def ko sa métier. soit nga nekk ci sa kër di togg wala nga nekk ci hôtel wala nga nekk ci restaurant macha allah njëriñ lu bari génn na ci émission bi yaakaar ne dina ànd dégg ak topp ndaxte biir moom lu génn lu dugg du génnaat waaw kon nag ñu jéem rek sellal bu baax a baax lekk yi waxee raxas loxo yi di nettoyer frigo yi di xool frigo yi jotaay bi gàtt na mais chef nan la ñuy désinfecter frigo il faut ma ñambaas ko si assise bu ndaw rek pour désinfecter frigo. d'accord aussi bëggoon naa aussi ñu def pratique ñu def pratique. nan la ñuy raxasee loxo yëpp ñu ngi def pratique. naa la fekk école ñu def pratique. exactement incha allah nu ñuy désinfecter assise bu ndaw pour désinfecter frigo. ndox ak javel. voilà waaw kon nag ndox ak javel vinaigre blanc dégg naa ne. vinaigre blanc c'est bon. mais ndox ak javel moom moo gën. waaw désinfecté souvent lépp ngir sellaay li ñuy nekk di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal équipe technique bi ma àndaloon bi yëpp di jaajëfal tamit sama caméraman waano daal yéen ñi ñu doon seetaan tamit di leen di jaajëfal ci teewlu bi ak déglu bi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.